di Ahmed Val Sidi nekk fële ci wàllu script kii di sunu réalisateur comme ni ñu koy defee saa su nekk di Mohamed Tra le grand coordinateur de l'émission Tahman ànd ak ñun ñu ànd ak l'infatigable l'incontournable la voix d'or comme j'ai l'habitude de l'appeler Soxna Léna Dieye mu jox nu sunu portrait invité kan la ñu invité ji ci seen 215e numéro bu émission xeltu 55e numéro saison 6 version TVM ñu dem dellu soit ci plateau bi. tey jii nag ñu sëggaliti leen ci beneen jaar-jaaru doomu réew Mauritanie mu ngi wuyoo Oumar Diallo juddoo ca Ndiago ci sowus bët siinu réew Mauritanie du doomu Ndiago Pire jàngee fa alxuraan ci peggub ki nga xamante ni moom la ñuy woowee maam Moussé Samba foofee ci biir Ndiago duggee fa li nga xamante ni moom mooy njàngum dawal gi waaye nag mel na ni da caa soriwul lool soriwul ci li nga xamante ni moom mooy njàngum l'école ndax mi ngi yem ci atum juróomeel maanaam 5e année moom mi nga xamante ni moom mooy Oumar Diallo mi ngi juddoo ci famille wala ci njaboot ga nga xamante ni njaboot gu mën góorgóorlu lañu di njaboot gu jàmbaare di seen góor di seen jigéen ci bi ñu demee ba mu wóor leen xel que ni li nga xamante ni moom mooy njàngum école gi du ca foddi dara ci la ñu ko indi fii ci biir capitale bi nga xamante ni moom mooy Nouakchott ngir mu tàmbali jéemanti ci yenn ci métier yi ci bi mu fi ñëwee liggéey na ci li nga xamante ni moom mooy fuuru mburu jaar na ci Michelin jotoon na fi sax yor ab saretu mbaam lépp nag ngir ñu teel ko jàngal li nga xamante ni moom mooy daan doole mu bañ a nekk ab yaafus li ñuy wax rek naan doomi mbër jàngil bëre yàgg-yàgg des na la ñam li ñu ko dugal mu di jaar-jaaram boobee di furu mburu ak lii di Michelin ak saretu mbaam bi wéeroon na leen xel que ni yàgg-yàgg dina doon ab mool ci atum 1992 ci la ñu ko dugal ci li nga xamante ni moom mooy naf gi mu nekk ci géej gi doon nag jàmbaar lool bu ñu ràññee ndax nag doon noon ku meññee ci njaboot ga nga xamante ni xamoon nañ leen ci fi nga xamante ni moom mooy tefes gi di doomi mool Pire ci njàmbaarteem googee nag mu am ci nag ay ndog-dog yu bëri yi nga xamante ni dal na ko ci waaye nag terew ko mu continuer rek nekk ab jàmbaar wéy li nga xamante ni moom mooy liggéeyam ndax ci 1995 ci la fa njëkk am accident ci biir géej gi atum 2003 ñëw naki noonu atum 2016 ñëw naki noonu atum 2015 ñëw ba tey mu wéyandi am ndog-ndog waaye taxu ko ni taxu ko ne yasar benn yoon moom Oumar Diallo mu wéy rek di liggéeyam boobee nga xamante ni moom mooy naf gi donte am na ci jaar-jaar yu métti waaye mu xam rek ne jàmbaar visam mooy daan doole ndax kat doomi jàmbaar la te lépp la nga xamante ni tey jii mooy mu donn ay waajuram rek moom mooy mu wëy nekk ab jàmbaar ba keroog bu muy wuyu ji yàlla suñu borom yàlla na yeex moom Oumar Diallo doon ko fonki mbokk doon ko bëgg mbokk waaye it doon ko bëggoon waajur lool doon ko jóge woon li nga xamante ni moom mooy waajuram bu jigéen ci ay seede ci ñenn ci jege ñaaleem li ko gën a métti bokk na ci li nga xamante ni moom mooy li ay waajuram lekkul ci ndeyjooram ba regg loolu moom doon na li nga xamante ni moom moo koy gën a metti ñëpp ñi nga xamante ni xam nañu ko nee nañu nit ku social la maanaam ku bëgg def teranga la ci diggante doomi aadama ñi ko gën a jóge ku ci mel ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa këram wax nañu ni ku bëgg njaboot la ku yërëm njaboot la waaye it ku ñeme njaboot la moom Oumar Diallo moomee tey jii moom la ñu dalal ci seen plateau bi nga xamante ni moom mooy plateau xeltu di leen fàttali ne ci jamono yi ñu génn jamono yi ñu weesu ñi nga xamante ni ñoom ñooy mool yi di ñoom ñi nekk ci tefes gi ñi ngi doon jànkonteel ak ay jafe-jafe yu tar doon tàllal loxo nguur gi ba jaraloon ñu wàcc ci li nga xamante ni moom mooy tefes gi ngir ñaxtu ak lépp la nga xamante ni moom lañ doon ñaxtu ndaxam am nañ ko ak déet wéy leen ànd ak seen émission bi di xeltu lépp lu xewoon ca géej ak ki nga xamante ni moom mooy Oumar Diallo. jërë nga jëf yow Soxna Léna Dieye comme ni ma la koy ñaanalee saa su nekk rek yal na yàlla wéral baat bi yàlla sàmm la taxawu la ci macha allah liggéey bu am solo bi nga xam ni tey jii indi nga une touche particulière ci émission xeltu àdduna bi yëpp teg ci seen bët te ñëpp tamit ka daj ci kon nag duñ lay ñaan rek yàlla sàmm la taxawu la alors sëñ Oumar tey jii defe naa ni waxtaan wi dana xaw a nag tàng tuuti te jax tuuti ndax nag li tax muy tàng te di jax ndax bare na tey jii maanaam pàcc yu nu war a waxtaane mais dama lay bàyyi nga nuyoo ko mbokku téléspectateur ak téléspectatrices yi ñu soogaan di soobu ci waxtaan wi. jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu téléspectateur Al Mauritania ak téléspectatrices yëpp di leen nuyu bu baax a baax plus Babacar naa maa ngi lay nuyu ci invité bi di ci am contentement loolu
ci la jaajëfal. voilà sëñ Oumar. du ñuy soobu ci waxtaan wi d'abord dugg ci sa dund yow parce que soo déggee li nga xam ne moom mooy maanaam portrait bi leena def ci yow. si sa jaar-jaar ci sa wàllu ndaw teel nga bàyyi école sa école sorewul. waaye nga teel a soobu ci li nga xam ne mooy métier. ñu gis ni ci biir portrait bi dafa am particularité lu ci nekk. maanaam jàng nga ay métier jàng nga def nga fóoru mburu def nga Michelin. dem nga ba am sa saretu mbaam. loolu lépp mu wan nag tout simplement que ni comme li ko tubaab di waxee il y a pas de sot métier maanaam métier bu ñuy xeeb ak bu ndaw amul. lan moo la animé comme ni sa morom yëpp waroon demee xuus si jàng bi sore ci nga bàyyi école teel ñëw di wutu métier xel mi moo neexul woon wala lan moo la animé ak lan moo la motivé woon. merci d'accord ma ñëw ci loolu xel mi yàlla dogal na ni naqadiwul woon sax waaye tamit li ñu koy waxee rek ku teel ñàkk waajur bu góor la dama teel a ñàkk waajur bu góor mu tombeek jamono yi nga xamante ni sama yaay day jógee njaago tukki ñëw Nouakchott ba ma fa ma nekk ak ku nga xamante ni daan nekk ak sama wujju yaay la ma nekk ak sama tante maanaam ma daan gis situation yi metti lool maanaam mu may poussé ni man fokk ma góorgóorlu pour jéem a changer situation kër gi malgré que ni amoon naa mag bu góor sax mais moom it dafa gàtta fan ci loolu nag am ñu bàyyee maag ku nga xamante ni moom moo doon sama jëkkëru tante moom da daan yore ay mbaam bi ma ñëwee nag mbaam yi lu ñu doon def mbaam yi dama daan yóbbu mbaam yi dama daan jël mbaam yi di dem tool ya di bay su ma bayee bu ñëwee bu oto Unimog bi ñëwee jóge Nouakchott ñëw njaago andi ay bagages yu bare lu mel na ciment wak yooyu man ma jël mbaam mi takk ka di roñal nit ñi seen bagage ñu may fay pour ma am lu nga xamante ni mbaam yi daañu ci dund. transport nga doon def waaw transport laa doon def. am lu mbaam yi di dunde ma am lu nga xamante ni tamit maanaam heure jiw ci tool yi bu amee daanu am lu nu jiwoo. loolu moo ma gënoon poussé may liggéey loolu te ki ma nekkaloon mbaam la yore woon. ñaata at boobu nga am. booba sax maa ngi am 9 ans 10 ans. 9 ans 10 ans. 9 ans 10 mais ans. est-ce que xam nga ci li nga xam ne moom mooy règlement mondial 9 ans 10 ans xale waruñu ko liggéeyloo est-ce que xam nga danger amoon na ci loolu. waaw par exemple soo si amoon un accident de travail ñu signaler que autorité yi ki la liggéeyloo mën nañ ko sànq moom yóbbu ko ndungu siin. waaw d'accord xam nga mën naa wax ni jamono yooyu mën na am na ay danger yu amoon ci liggéeyloo xaleel mais tamit xam nga boobu sax dañu nekk ci village te ñëpp xam nañu maanaam mbiru village ni mu mel maanaam amaan na ne yu bare dana fa xew sax kenn du ko yëg loolu moo waraloon maanaam liggéey boobu ak jéem a dimbali sa waajur ndax ci jafe-jafe yi ñu nekk ndax xam naa ne ku ñàkk papa moom maanaam ñàkk nga lu bare parce que amour paternel yi tamit dafa baax ci nit gi. lu ma manqué woon bi ngay ñàkk sa waajur bu góor ñaata at nga amoon. sama waajur bu góor maa ngi ñàkk bisu ajjuma laa ko ñàkk ma dem doxi ba ñëw gannaaw timis seen sama mag di jooy fekk booba saa sama waajur bu góor mi ngi feebar ñu jëli ko Nouakchott andi ko bay xam nga rek booba saa xëy na mag ñi xam nañ ni yaakaar bareetu fa moo tax xam nga ku ñu déplacé Nouakchott andi la village bon mag ñi xam nañ ni yaakaar bareetu fa moo tax ñu andi ko. ñaata at nga amoon. booba saa yaakaar naa ni su ma juumul maa ngi am fukki at ak tuuti ndax sama waajur bu góor mi ngi gaañu 91 la gaañu. nga amoon xelum njàng bàyyi fa njàng mi ñëw capitale bi di Nouakchott. Four foo ko defee Nouakchott nga ko defee. Four maa ngi ko defee non Four dama ñëw ci Nouakchott liggéey fi dugg géej liggéey fi ba delluwaat njaago ak 96 mu am kenn ku nekkoon foofu ku ñëw wax Sidi ma amoon fa benn xarit bu ñëw wax Bob ak Ballu mu nekk benn waaj bu dëkkoon Tiggant ba ma ñëwee foofu nag ma gis que sama xarita mais dama koy gis day sonn parce que ñoom ñaar rek la après léegi man tam ma ne comme fii dama fiy def 2 mois xaaral ma simeeku di ko jàppale si la simeeku nag ñëw di liggéeyante moom mburu bari na ñu nga xamante ne bu ñu ñëwee daañu ma xool mais duñ ma xam ndax damay kaalaw ba mu des samay bët mais ki nga xamante ni sama bàjjan la woon moom bu ñuy xool sama bët rek daf maa xam su toogee ba ma ñëw kër ga mu woo ma mun ma man xam naa ne yow yaa nekk sa Four ba loolu moo taxoon ma doon liggéey Four mais booba saa maa ngi liggéey kon da nga doon liggéey Four di làqatu parce que bëggoo woon say waajur xam ka waaw bëgguma woon samay waajur loolu lépp loolu moo ko motivé woon. waaw bañoon toog rek bañoon toog bëggoon yi tamit maanaam di def social parce que yi tamit daan na su ma liggéeyee mburu mi lu mu néew danaa am
ba 15 miches yu nga xam te ne maa ko moom bu mag ñi ñëwee ay mag bu ñu ñëwee dama koy jël yor leen ko nànk ni leen jël leen yóbbu. Michelin maa ngi koy defee même année bi ma amee woon mbaam bi. parce que bi may def Michelin bi yàlla yi tamit daf ma si joxoon xel daan na li nga xamante ni moo nekk ci biir fi ñuy pomper maanaam borom oto yu mag yi sax bu ñu ñëwee ñoom du ñu ko mën a dindi bu ñu ñëwee dañ may woo si man maa koy dindi après ñoom ñu continuer defar seen pono léegi ñu wax ma ni ma kii noo koy dindee ma bañ leen ko wax ndax si laa daan amee tuuti xaalis. tuuti koppar léegi nag nga jóge foofu dugg ci naf gi. waaw ma jógee foofu dugg ci naf gi naf gi bi nga ci duggee dégg nga soxna Léna li nga xam ne wax na ko ci maanaam reportage bi si sa portrait mu ni bare woon nga ci tolof accident 4 fois. mu doon loo xam ne lu doy waar la. est-ce que mën nga nu revenir tuuti ci waaw d'accord mën naa ci revenir parce que naf gi bi ma ci duggee accident bi ma ci njëkk a am mooy que ni dañu amoon benn gaal nekk si biir géej la nuit de 4e jour la ñu benn saxaar mbëkkaa 1h du matin maa ngi ak sama montre ci biir géej gi mu tombeek tàng bi boo xëyee suba comme d'habitude ni ñu koy waxee ci Mauritanie rek pochère bi ak mbooye mi day bare ba kenn du gis kenn mais fu waay nekk rek yàlla moo fa nekk bi ñu xëyee suba bi ñu 1h du matin bi ñu fa nekkee ba xëy suba gaal bi dagg ñu nekk ci daggitu gaal bi noonu ndox bi bu ñëwee maanaam li ñuy wax naan vague bi baar bi ñun dañuy téye gaal gi pour mu jaar suñu kaw boppa mais tamit ñu nekk fa bay 5 heures après ngelaw li commencé taxaw ñu dem ba 5 heures et demi ngelaw li taxaw ñu dem ba 6 heures maa ngi nuyu suñu capitaine boobu ñu koy wax ëbu maa ngi kiy nuyu au passage bu baax yàlla na ko yàlla dëgëral te wéral ka mu yàlla dogaloon na ni fekk na booba saa doomam mi ngi soog a juddu si lay wax naan ndeysaan sama doom day du ma gis ma ne ko yàlla day moo ñu yoree te li mu nam ma ci nun dana ko def te incha allah daañu delluwaat léegi foofu nag si la heure bi jot ma tëdd ci kaw bang yi nii ndox maa ngi ñëw man leen damay nelaw mais xol bi nelawul ba gannaaw ga ma jóg toog si la gis benn gaal mu ñëw ñu wax ma leen gaal la si la ñu gaal yi ñëw for ñu jël ñu yóbbu ñu beneen yoon bi ma jógee waat fa beneen accident bi mooy dama dem maanaam ku dem géej nappi ba ñëw ci guddi ñëw seer di xaar biir seet pour nga teer sa gaal ni ma tëddee foofu beneen gaal ñëw jóge fa jaar ci sunu kaw dóor ma ci sama mbagga mu nekkoon lu metti parce que mën naa wax ni ba léegi sax daf may jàpp mu jóge waat fa beneen voyage bi ma tane commencé waat delluwaat géej ma jóge waat fi beneen voyage bi gaal bi ñëwaat daanuwaat ci sama kaw ndigg mu jóge fa maam ay fan damay raam mënuma def dara damay raam di dem ma continuer noonu bay yàlla dogal ma tanewaat bi yàlla dogalee ma tanewaat ma jogaat commencé waat demaat di liggéey waat géej bi ma demaatee di liggéey di waat géej nag maanaam ma amaat ci beneen choc léegi nag yëpp a ñëw daje maanaam mu dem ba su ma demee si médecin bi daf maa wax ni ma sa loxo bi bul ci yëkkati lu diis. mais est-ce que xam nga ni loolu danger la Oumar parce que loo xam ni sa ndaw la dal. ngay jëm di mag loolu day répercuter ci kaw. alors est-ce que pourquoi accident bu njëkk bi bu mu amee xëy na sax loolu mën nañu ko comprendre deuxième accident bi am. du woon tey jii yow sa wàllu bopp sax nga dellu soit un tout petit peu à la raison xam ni géej gi sa mbir nekku fa nga dem laaji leneen wala seeti leneen. waaw kooku dëgg la parce que tamit maa ngi nuyu bu baax di jaajëfal sama benn xarit sama mag sama rak sama papa sama lépp bu nga xamante ni dañ koy wax Cheikh Mouhamed Mal Aynin génn na àdduna waa Nimjat la. moom gannaaw ga moo ma wax sax ni ma maanaam bàyyil géej gi nga wuti beneen métier. yàlla mën na dogal ni nga am si sa wërsëg ci laa dem xool nag après nag si laa bàyyi arrêté 2008 ma arrêté dugg ci biir géej gi nag commencé nag ñëw ànd ak sama benn grand bu ngay wax moom ak sama mag ñoo daan ànd ñu koy wax Sidi Top ma ànd ak moom di def liggéeyu mareyeur kooku moo ma jàngal jën moo ma jàngal nu ñuy jënd jën moo ma jàngal nu ñuy jaayee jën kooku moo ma ko jàngal. Sidi Top waaw Sidi Top. maa ngi koy remercier bu baax. voilà de passage ñu koy nuyu bu baax. muy nit ku xam ku baax. ku baax. moom moo ma jàngal maanaam nu ñuy jënd jën ak nu ñuy jaayee jën kooku moo ma jàngal dal ndax ci moom laa xool maanaam nit gu nekk da ngay wax li am rek ci moom laa xool juróomi at yu nga xamante ni toog di ko toppa rek moom xamul ni maa ngi koy toppa di ko seetlu di xool ay jëfam pour man teg sama tànk foofu mais tamit bon maanaam fi ma jaar maa ngi sant yàlla ndax
yàlla boole woon na ma ak ay nit ñu am te ne dañ ma mën encadré ci côté bi tamit du ma fàtte Mudun Gueye maa ngi kiy jaajëfal bu baax ndax yàggee nañu ndax ñu bare boo waxee Mudun Kër Maseen duñ nga xam Mudun Njaago na ñuy xam bon maa ngi kiy jaajëfal bu baax a baax nag. très bien alors loolu mooy jaar-jaar bi mu nekk jaar-jaar bu extraordinaire loolu day wane rek comme ni ko soxna leen a waxee xeltu mooy feeñal ndaanaan yi di feeñal askan wi te di wax aussi tamit que ni xeltu comme ni ñu koy waxee saa su nekk amul xàjj ak seen képp koo xam ne war nga jàkkaarloo ak Babacar Naam rek daa toog ci plateau bi. alors ñu dugg nag ci maanaam xew-xew yi nga xam ni am na ci biir géej gi. gis nañu ni fan yee ci gannaaw jafe-jafe yi bare na woon lool ci biir géej gi toog ngeen fi ay toll ci semaine gaal yi demuñu ngeen def fi maanaam grève bu méttee métti tar lool mu répercuté wu ci askan wi ndaxte jën amatul woon ci biir jën yi mais lan mooy seen problème au juste ba loolu yóbbu woon leen ngeen ni dee dutu leen dem géej tant que mbir yooyu réglé wul Oumar. waaw loolu day problème bu rëy la. parce que tamit xam nga mool fu mu demee ba toog di grève naan day toog lu mat semaine ba jàpp juróom-ñeenti fan grève bi ñoo ngi entendre 9 jours après si la ñu libéré wu nag ñu commencé dem parce que tamit xam nga nun ci réew mi la ñu bokk tamit dafa am lu nga xamante ni dañu koy sóoraale réew mi. grève bi li ko waraloon mooy que ni maanaam ci sama gis-gis li ñu teg dañu bëgg ñun ñu risquer suñu vie 4 fois maanaam ñu risquer suñu vie 4 fois ndax mool. bu xëyee suba di dem géej bu tëmbee jàll baar bi dafa risqué viwam bu tellu si waatee teer si jàmm muy deuxième fois dafa war alhamdulilah rabbil alamina mais ñu defal nañu benn espace de 300 mètres ñu ne ñu da ngeen di teer fii boo demee ba ñëw da ngay teer fii soo yebbee sa jën yebbi say bagage nga tëmbaat encore dem teeri fee ça veut dire dem benn dellu si ñaar demaat beneen dellu si waat ñaar muy ñeent. muy ñeent ça veut dire que yéen bi ngeen su ngeen demee wuti jën. waaw su ngeen dellu see war a gaare. waaw duñ leen wax ni leen ngeen delluwaat. waaw dellu si waat encore une quatrième fois. mais lan moo waral loolu. waaw parce que dañu jox benn espace de 300 mètres ñu ne ñu espace bi fii nañu koy débarquer jën wi bu ngeen débarquer jën bi ba pare ngeen jëlaat seen gaal ngeen yóbbu ko côté bale ngeen yéege ko foofu. tot su boobaa loolu dafa nekk lu metti tey tamit maanaam on est d'accord toujours dañuy d'accord ci li nga xamante ni moom la loi teg bu fekkonte ni tamit dañu ci indil benn décret wala benn arrêté ministériel dañuy d'accord mais ñun gisuñu benn message gisuñu benn arrêté ministériel. mais kan mooy jël décision boobu su fekkee ni arrêté ministériel wala décret présidentiel amul ci loolu. kan moo sañ-sañu di jël décision boobu. nun c'est le commandant moom moo ñu wax ni nu maanaam léegi gaal yi à espace de 300 mètres nañuy teer. mais est-ce que commandant bi sañ na jël décision yooyu alors que. maanaam hiérarchie am muy kilifaam sant ko. waaw ba tey bu fekkee kilifaam moo ko sant maanaam nun gisuñu fu ñu ko bindi si këyit gis ñu tamit fu ko loi bi defee. kon yéen notification ngeen doon bëgg ñu bindal leen ko ci këyit mu leer. waaw mu nekk lu leer parce que lan moo tax maanaam xam nga géej maanaam nga ñëw nga wàcc si géej gi nga wax ni fii teenu njaago la nga wax ni fii teenu gendar fii teenu booya loolu cosaan la te su ma juumul constitution bi daf ni bu kenn laal cosaanu kenn bon nun laal nañu suñu cosaan mais fu def nañu li ñu waroon def yaakaar naa mais ba tey am na lu ñu des defaguñu ko mais noo ngi si jéego yooyu pour avancer parce que tamit maanaam tey jii par jour man ñu la wax ni la ñaata gaal mooy yàqu. mais après 300 mètres yooyu nga xam ni waxoon nañ ko. ni foofu ngeen war a yem. alors que gannaaw loolu ngeen xeex ko lu toll ci juróom-ñeenti fan comme ni nga ko waxee. ministre ba ñëw na fa def bisu nemmeeku bi mu ñëwee aussi tamit dafa leen wax ni leen yokkal na leen 400 mètres. waaw mu nekk 700 mètres mu nekk 700 mètres. waaw xanaa kon mbir mi war na mën a saafarawu. waaw 700 mètres xam nga bu fekkonte ne 400 mètres yi dañu koy yokk ñu bàyyi gaal yi di yéeg foofu mais ñëpp a gis nañu espace bi ñu bàyyi woon 300 mètres la wala 300 mètres 225 mètres la woon. parce que ñoom ñoo ko élargir ba mu nekk 300 mètres ay gaal yu nekkoon foofu ñu dindi leen bu fekkonte ni 225 mètres yi la bu fekkonte ni dañu bàyyi woon 700 mètres yi ñu bàyyi gaal yi bu ñu ñëwee ki tombé ci 700 mètres bi bu wàccee nafam mu yéege gaalam mën na nekk mais dañu bëgg 700 mètres bi nekk verge vide ñu dindi lépp lu fa nekk ba mu jeex ba 700 mètres bi nekk nii ñu koy séen te su boobaa
à tour de 400 mètres gaal yi waroon dugg ci biir 400 mètres yi fu ñuy dugg. mais yéen seen bëgg-bëgg lan la woon. moo doon comme ni mu meloon rek ñu bàyyi leen fu leen neex wàcc fu leen neex gaare. waaw parce que nun loolu la ñu xamee mool amul fenn ci mool bu nekk ci géeju baar géeju xànqa ñu koy wax xànqa amul benn mool bu nekk si géeju xànqa ñu lay sàkkal ni la fii ngay teer demaat fale. mais Omar le monde évolue. et ñëpp xam nañu aussi tamit que dans cette situation su demee ba état jël ay mesures taxaw ni dafa bëgg limiter leen te fii ngeen war a taxaw dafa am lu ko waral ndax clandestin maanaam immigration clandestine bi dafa bare. agression yi dafa bare. vol yi dafa bare te loolu lépp su fekkee ni tey jii maanaam garde côte yi am maîtrise pour que mën a gérer loolu dafay xaw a tamit compliquer seen liggéey. waaw xam nga comme ni nga ko waxee rek maanaam bu fekkonte ni du woon géeju xànq géej bu nga xam te ne day damm vague bi day damm baar bi. duñu ko bañ. bu fekkonte ni dañu amoon port comme Nouadhibou duñu ko bañ buñ ñëwee teer amul problème mais baar bi moo tax. noonu baar bi mooy actuellement nii bu fekkente ne la mer est ajoutée géej gi dafa am doole. xànq bi ma waxuma sax mu àgg 2 mètres mais mu am baar de 1 mètre c'est très difficile maanaam pour nga ñëw nga teer nga wàcc sa jën nga tëmbaat. mais est-ce que loolu autorités yi nga xam ne ñoo ŋànk li jëm ci wàllu naf gi est-ce que maanaam sur ce plan technique là yooyu yëpp am nañ ko ñoom est-ce que xam nañ ko. si sama yaakaar man amuñu ko. lan moo waral loolu c'est parce que vous n'êtes pas représenté au niveau du ministère. oui parce que nun mool vraiment ci adduna bi maanaam ci ni adduna bi ni muy doxee amul benn ministère de pêche bu nga xamante ni amul mool wala ñoom bu ñu bëggee defar dara ñu bind ay loi mais yéen am ngeen ay fédération si am nañu ay fédération mais wala seen fédération yi ñoo tekkiwul dara. am nañu ay fédération parce que xam nga bu ñu waxee ñu ni juróomi fédération moo fi nekk. te représenté wuñu dara. non peut-être représenté nañu dara. lan la ñu représenté su fekkee ni yéen da ngeen mën a am ay problèmes yu jafe-jafe yu mel nii. te ministère bi nga ni kenn nekk fa koo xam ne ku maîtriser mool la ñoom ñuy fédération di gisanteeg ministre guddi di gisanteeg ministre guddi ak bëccëg. ba pare te mënuñu ci régler dara juróomi fédération ça veut dire que les fédérations là ne représentent rien. fédération yi daal xam naa si ñaar yu nga xamante ni même ba ñu toogee commandant bi ba mu wootee réunion xam naa si ñaari fédération yoo xamante ni ñoom dañu bañ. yan fédération Iba Sarr dafa bañ Abdou Karim dafa bañ fédération nationale ak fédération libre te ñooñu xam naa ni ñaar ñooñu ñoom ay mool nañu xam nañu risques yi si nekk même président fédération nationale muy Cheikh moom dafa leen wax ni leen kooku mënul nekk ça veut dire bon moom xam na ka ñooñu mais yeneen fédération yi des man xaw ma leen damay dégg ñu ni ñoo ngi fi keroog bi ma toogee dem naa réunion jour boobu hôtel Hôte juróomi fédération yëpp ñoo nga fa woon gis naa seen ay représentants mais ñaar ñi daal ñoom laa gën a xam ñoom laa gën a mën a waxanteel. mais ñooñu seen bañ fu mu mujj parce que ñooñu ngay wax ne duñu bañ su fekkee ne le président de la fédération libre de la pêche artisanale section sud Iba Sarr moom déjà il salue les démarches du gouvernement. Oui, kon ça veut dire que bañam lan la. Iba Sarr daal bañam moom wax na ka ci kanamu commandant bi mu dégg mu ni ko loolu man du ma ko nangu te mool yi duñ ko nangu donte da ngeen leen kaa defloo peut-être mën na am ne da ngeen leen ëpp doole defloo leen ka mais lu nga xamante ni lu ma nekk la. mais est-ce que yaakaaroon ni Omar yow acteur de la pêche nga yaa ngi ci pêche bi mareyeur nga mais est-ce que yaakaaroon leen seen tolof yi ngeen di jànkanteel yéen mool yi yéen a koy teg seen bopp. waaw parce que yéen ci seen wàllu bopp wóolantewu leen. yéen seen wàllu bopp amu leen confiance si ñi leen jiite mais amu leen confiance si seen bopp yéen parce que soo xoolee à chaque fois que il y a manifestation à chaque fois que il y a revendication yéen ci seen wàllu bopp yéen ci seen wàllu biir yéen a yàqante yéenay dagg mbir bi da ngay gis koo xam ne wax ni non man damay dem daa gis ñoo xam ne sax da ngeen jël ay mouvement ay maanaam mbir yoo xam ne da ngeen koy jël teg ko ni kenn bu mu dem géej mais daa gis ñoo xam ni daf leen di jaral sax xeex wala mu jaral leen waxante wax ju ñaaw que ni du ñuy dem. du ñuy dem biir géej est-ce que loolu mën ngeen am seen saafara maanaam seen problème saafara wu. waaw loolu day bokk na ci li ñu gàllankoor ñàkk nun mool li nu gën di jox defet xam nga bu fekkente ni maanaam dañuy waxanteeg ñu nga xamante ni maanaam dañu am doole am nañu moyen te nun mool amuñu moyen maanaam nun lu tax suñuy mbir di gën a yàqu mooy que ni ñàkk tënku ci benn organisation
gis nga bu fekkonte ne nun ñëpp dañu nekkoon ci benn organisation nun mool ñu nekk ci benn organisation tënku ci benn organisation ñu am benn njiit lu ñuy def ñu wax ka lu ñuy def ñu waxtaane ka maanaam ku am ay milliards boo ñëwee si nun da ngaa delluwaat gannaaw parce que nun ñooy dugg si biir géej gi nun ñooy pêcheurs yi nun nañu soxla nun bu ñu demulee géej jafe-jafe dafa am mais tamit malgré que ni maanaam tas bi maanaam teqalikoo bi bu ñuy toogee ñii duñu nangu toog loolu moom moo ñu gën a posé problème ñàkk solidarité bi ñàkk solidarité bi ñàkk solidarité boobu dem na ba indi leen ay jafe-jafe parce que tey jii suñu xoolee tey jii maanaam ci fichier wu donc la pêche soo ko xoolee fichier pêche bi ci kaw ba ci suuf les plus maanaam les tenants ñi nga xam ne ñoo yore maanaam pêche bi amee alal ji di ñëw di leen financer yéen ñi nga xam ne yéenay dem géej duñu ay pêcheurs kenn xamu leen ci pêche mais c'est parce que ñàkk organisation boobu moo leen waral tax yéen seen bopp su ñu gisoon tey jii Oumar Diallo muy jóg Oumar Diallo mi ngi dem au lieu que tey jii ñi ko war a jàppale di ay mbokkam war ko jàppale ko pour mu mën a arriver à son objectif duñ ko def dañuy wax ni non parce que nanguwuñu seen mbokk maanaam jóg wala jiite leen et loolu aussi ça pose problème. waaw loolu moom jafe-jafe bu bari la te maanaam lu ma mën joxe xalaat ak lu ma mën joxe conseil comme sama bopp ak sama mbokki mool yi maanaam idée boobu nanu ko jàllat te bàyyi ko génne ko nun li ñu war a def mooy ñu fexe ba lépp lu ñu am ñu moomal ko suñu bopp ndax comme ni nga ko avancé rek ni nga ko waxee rek adduna bi day gën a avancé te maanaam ay problèmes yu bari des na yu ñëwaat suñu kaw ah nun xam nañu loolu. et puis parce que souvent dañ leen di taxer à chaque fois que ni yéen mool yi da ngeen amul intelligence. intelligence boobu dañ leen koy tafoo chaque fois. mool yi amuñu xel mool yi amuñu xel mool yi amuñu xel. mool yi ëpp xel koo mën gis si àdduna. du ñu wax ni nu ñàkkee xel noonu la nu ñi jën ñàkkee xel noonu la ñàkkee jën te alors que ni jën dafa muus. te mënu leen di lekk jën. di yëy ci boppu jën yi ba pare ni amu leen xel. wala ñu leen koy taxé te ngeen koy nangu aussi tamit parce que loolu moo indi seen divergence indi seen ay problème te loolu war na dakk. waaw loolu war na dakk. war na dakk parce que. depuis bi ngeen commencé ba léegi depuis l'indépendance ba léegi yéen a ngi ci biir géej gi yéen a maîtriser woon géej gi mais tey jii géej gi. su ngeen deful nànk da ngeen daf leen di rëcc. kooku c'est vrai te presque li ma mën wax li ma mën joxe mooy xibaar presque à 70 à 80% rëcc nañu. voilà. à 70% ba 80% loolu rëcc nañu mais itamit maanaam mosoon nañ ñu am benn waay bu ñu mosoon wax ñu ni nun dañuy wut defar benn organisation pour ñu mën a am impôt export pour mën a dimbali mool waa ji wax ñu nunu am na benn bu nga xamante ni day sunu mag ñi moom la ñu yore woon mais boobu bàyyi leen ka mu ni su ngeen ko bëggee tamit maanaam da ngeen di tënku yéen ñëpp ngeen nangu booloo di jël seen alal di ko dajale ba mu am nu mu toll su boobaa ngeen song porte ministère yi pour ñu defaral leen loolu dana leen yomba mu ne ndax léegi fi mu toll nii këyit ku kaa defar foog nga am alal li nga wax beneen ci wàllu maanaam que ni nun géej gi ameetunu ko il faut que mu am li ngay wax mooy mareyeurs yi les mareyeurs parce que ci mënuma joxe mënuma joxe lu nga xamante ni lu wóor la source bu leer la mais ci ay information yu ma jot mooy que ni dañuy mareyeurs yi ñoom ñoo bëgg gaal yi teer foofu parce que dañuy def ay financement ci gaal yi te gaal yi bu ñuy dem benn côté dañuy dévier seen jën maanaam dañuy exemple mu war la indil 100 kilos et loolu Omar man en tant que journaliste am na gëstu bu ma si def te loolu aussi tamit que mareyeurs yi dañuy am benn part de raison parce que vol bi dafa bare waaw loolu am na parce que da ngay dem jël sa gaal yóbbu ko jël sa essence jël sa li nga ci dépensé yëpp yóbbu dem ñu nappi ñu dellu si waat ñu dévier sa gaal jël décharge bi yóbbu ko quelque part jël beneen une partie indi ko teg ko fa loolu tamit wax dëgg yàlla ça pose problème. waaw loolu dëgg la loolu dana poser problème parce que xam nga bu neexul nga jël sa xaalis yi tamit nga jël lu mat 5 millions ba 10 millions nga jox ko benn gaal bu demee indi 200 kilos wala 150 kilos mu indil la 50 kilos dévier 100 kilos ça man d'accord ma si. voilà ça d'accord parce que le problème aussi vol boobu. ça pose problème. waaw kooku dëgg la vol boobu ça pose problème kooku dëgg la mais man sama idée li ma xalaatoon que ni mooy ci mareyeurs yi. maanaam dañu waroon woo ñu ñëw ñu toog ak mool yi. xam nga buñ ne toog ak mool yi man loo toog ak mool yëpp mais am na ci mool yi ñoo mën toogal ngeen waxtaan yéen mareyeurs yi ak mool yi. ngeen trouver ay solution mais bu fekkente ne dañu jóg rek ñu jubal ci maanaam ci garde-côte yi pour ñoom ñu trouver ñu solution peut-être que ni solution dana am de maanaam mooy gaal yi ñoo ngi teer ñoo ngi leen di gis
mais xam nga mool moo nekk métier bu nga xamante ni maanaam moom bu la buggul jox jën dana nekk sa kanam te du la jox nga gis jën wi te yow jën wi doo ko gis doo ko gis maanaam loolu xam-xamu mool la mool mën na indi jën fii nga yaakaar ne yaaka moom te moomuloo ko mun la moomuloo ko parce que xam nga am na ñu amee gaal yi nga xamante ni il faut ñoom ñu booloo ba nekk juróom wala juróom benn gaal ñu def seen nafi yëpp ci benn gaal ndax gaal yi ñoo rëy mën ñu teer par gaal loolu moo tax mais tamit ci côté boobu yi tamit maanaam côté vol bi ñoom bu ñu waxee tamit pour sécurité la yi tamit maanaam dañu fay xaw a am dëgg ci nun dañuy xaw am dëgg ci nun loolu moo tax maanaam nun oui parce que lu tax ñuy am dëgg ci yéen da ngay xool tey jii ci biir tefes gi foofu d'après jàngat yi nga xam ne man def naa ko ak gëstu yu ma defi bare na tey jii ay moteur yoo xam ni ça coûte cher des moteurs qui coûtent 1 million 500 000 yoo xam ni tey jii dañ koy sàcc maanaam ñi koy sàcc ñi mooy ñiy jël tey jii di def ay clandestin di jël gaalu jàmbur jël moteuru jàmbur yóbbu ko waaw xam nga loolu mu poser des problèmes yu rëy sax te loolu aussi tamit que loolu su fekkee ne garde côte yi du ñu bàyyi noonu rek muy dem ça veut dire que insécurité totale moom mooy am ci tefes gi xam nga bu ñu dee wax ci wàllu clandestin maanaam ci loolu noonu ñun mool noo njëkk noo gën a sonn noo gën a sonn ci affaire clandestin parce que xam nga la moo tax gaal gi nga daan bàyyi sa moteur boo xëyee suba dem ak sa essence léegi mënatoo ko fa bàyyi day tax chaque jour surtout seen tournant bi mënatul bàyyi parce que seen tournant mi ngi yeb ak 15 bidons ba 17 bidons 60 litres essence su ko fa bàyyee il risque de benn pirogue clandestin ñëw jël essence am yóbbu ko ak moteur am xam nga bon ñun am nañu problème am nañu problème te problème bi mooy ñoo ngi jël suñu alal bàyyi ko si géej gi te xamuñu biir bu setee fu muy mujjee bon maanaam nun mool clandestin nun ñoo si gën a sonna deuxième bi mooy que ni affaire clandestin ba li nga wax dëgg la parce que yàggul du ma waxee ni waa kër Mbaye Niang Lo waalo yi si nañu sàcc seen benn moteur 60 ci seen biir gaal yóbbu ko tu vois xam nga bon maanaam nun clandestin dañ ci sonna te clandestin mën naa wax ni lu man ak mampaate daan na chaque jour dañ daan nekk si géej gi di jàppale garde côte yi ci affaire clandestin boo waaj la yee principal bi ak le commandant ñoom xam nañ ko jàppale nañ leen ci amee affaire clandestin heure bu nekk woo na ñu dem foofu ñu dégg dem foofu mais maintenant daal Babacar xam nga li am solo mooy lan maanaam nun mool dañu am jafe-jafe lool sax te jafe-jafe bi ñu am kenn teguñu ko lu dul Mauritaniens yi ñoo ñu ko teg. c'est-à-dire Mauritaniens la ko teg ñan ci Mauritaniens yi ñoo leen ko teg. Mauritaniens yi ñoo ñu ko teg garde côte yi. ñoo leen ko teg ñoo ñu ko teg. nan la leen ko ak mareyeurs yi. nan leen la ko tegee parce que bu ñun fi ñuy teerloo mënuñu ko. mënu leen ko vraiment mënuñu ko. te fu mu toll fi nii accepté ngeen que. ak ay difficultés yu rëy. ngeen ko accepté. noo ngi ko accepté. alors léegi loolu da ngeen ko accepté pour quelque temps wala da ngeen ko accepté. waaw mooy li ñoo wax rek naan jàmbaar dawul dafa wuti doole. wuti doole waaw kon daal da ngeen di dellu si waat. waaw dañuy dellu si waat def ko ci cadre yi ñu ko bëggee maanaam ñu teg ko ci cadre négociation. ñu négocier bay avancer projet bi ba balañ ciy am leneen. ba jàmm am ci. waaw ba jàmm am ci. voilà donc Oumar. dafa am aussi tamit leneen loo xam ni am na fi naka mercredi bi passé muy décret présidentiel. njiitu réew mi ci conseil des ministres par le biais de son ministre de la pêche. Makhtar Ould Dahi. mu wax ni li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu carburant bi. donc am na lu ñu ci def. ça veut dire que dindil leen jafe-jafe yi subventionné une subvention financière boo xam ne dana ko ci def su ko defee gasoil bi muy maanaam carburant bi yam fi mu yemoon. augmentation du si am mu doon aussi tamit que loo xam ne dana indi jafe-jafe yu bëri yi nga xam ne amoon ngeen ko mu wàcc est-ce que loolu tey jii mesure boobu ba ngeen xam ne dégg ngeen ko am ngeen ci mbégte bi ngeen ci am wala déet. waaw xam nga bu ñu déggee nouvelle bu neex surtout mu dem si pêche dañu ci am mbégte kontaan nañ ci loolu. kontaan nañ ci loolu mesure bi ñu ci jël mooy que ni moom dafa wax ni maanaam xam naa ni ña ngi commencé incha allah 2022 parce que année bi presque jeex na léegi fi mu nekk nii je crois que ni les financiers yëpp ay bilan rek nañuy def 2 mois yi des dañuy defal quota bi mooy dañ doon xool 2021 bi li ñu si utiliser si carburant peut-être que ni xam naa ni loolu mooy nekk quota bi 2022 ñëw ñu jox la ne la Babacar bu fekkente ne 2 millions de tonnes nga utiliser woon ñu wax ne c'est 2 millions de tonnes ma ngi nii moom nga war a utiliser pour 1 an.
léegi nag su boobaa nun ñooy xool essence bi nan nañu koy organiser pour mu mën nu diireel 1 an bi su fekkente ni dañu koy utiliser ci si 8 mois bi wala 9 mois bi maanaam sunu essence bi ñu joxoon jeex na léegi nun dañuy su boobaa dañuy jël essence ville bi ak sunu essence ñooy yem même prix ndax sunu essence bi ñu joxoon subventionné que jeex na su boobaa léegi obligatoirement ñu dem yem ak oto yi essence te loolu jàngat bi ma ci am mooy que ni benn il faut taxawaay yu dëgër am ci ñaareel bi mooy yi tamit il faut yi tamit mool yi ñoom fédération yi ñu woo mool yi ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan ak ñoom parce que mool yi ñoom ñooy acteurs yi mool yi lu bare day xew ci essence bi ñoom ay victimes nañ ci nekk duñ ci xam dara parce que man mënuma ñëw ñu jox mool yi essence bu ñu joxee mool yi essence tekk ci loxo Babacar bu ñëwee daf ko war leerala mool yi te essence bi dafa am nuñ ko war yoree bay nga xamante ni mool yi dañ ko jëfandikoo keneen du ko jënd yóbbu ko. mais est-ce que la gestion maanaam de vos dirigeants maanaam ñi nga xam ne ñooy seen kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo leen ngànk yéen au niveau des fédérations là seen gestion est-ce que seen gestion est claire est-ce que gestion bu leer la ci seen bët yéen. waaw xam nga ñi yore fédération yi man su ma waxee ni xam naa si seen gestion ñoom dara waxuma dëgg. ça veut dire que donc leerul. man xaw ma si seen gestion dara. ça veut dire que leerul mosuñu ma affiché benn gestion. kon leerul. mënuma dugg seen gestion lu ma ci wax du nekk dëgg. mais est-ce que loolu dana indi aussi tamit stabilité. au niveau de la pêche du indi solution. du ko indi solution parce que mënuñu la dénk sama làmmiñ dénk la samay kàddu ba pare te li ngay def dara leerul. waaw du indi solution. pour man essence li indi solution bi mooy bennaa ngi nii bu fekkente ni respecté nañ ko. essence yi maanaam dañu waxoon ni chaque 10 tonnes day am 5% huile 5% huile je crois que ni 10 tonnes bu nekk day nekk 140 litres huile bu fekkente ne dañu ko respecté am na beneen bouche bu ñuy wax Corolan moom nañ ciy sotti ci essence bi pour que oto yi duñ ko utiliser bu fekkente ni respecté nañ ko nun suñu essence day ñoŋ mais loolu kan moo koy vérifier man moom laa xamul en tout cas mosuma ko xam. ça veut dire que kon mooy li ma waxoon sànq rek kon yéen seen fédération yi. man mosuma xam seen représentativité amul benn solo te su fekkee ni da ngeen def seen mbootaay te mbootaay yi seen wàllu bopp amul clairvoyance amul dara lu leer ci li ngeen di mën a liggéey seen ànd dafay xaw a métti day xaw a jafe. moo tax it nun pour ñu am essence dañuy rang lu métti la gis nga da ngay jox ki nga xamante ni mooy sa liggéeykat. nga jox ko mu jëndale essence yow heure boo ñëwee xool ka da nga koy yërëm ndax da ngay xam ni kii dafa sonna parce que Babacar man bu ma xëyee suba nekk ci naaj bi di rang essence ba 5 heures ci ngoon wala ba 6 heures ma am wala ma ñàkk ma xëyaat suba defaat noonu xam nga loolu dafa metti et il me semble aussi que tamit c'est-à-dire que da ngeen politiser trop la pêche là dafa bëri politique quoi politique bi dafa bëri loo xam ni daf ko yàq. waaw xam nga politique d'accord man duma politique ça defoon naa ko 2013 te bàyyi naa ko te duma politique même parce que bu ñu waxantee dëggee tamit même la santé sax mënatu ko te ku nekk sa santé moo la gënal la waaw peut-être que ni li nga wax effectivement dëgg la parce que xam nga mool parce que même ci wàllu essence bi ngay wax nii gis nga avant ñu koy subventionné nii ministère bi dafa wax ni bu ci politique duggee dañ koy dindi. parce que mooy yoon effectivement am na lu nga xamante ni maanaam peut-être que dañ koy def duñ ko xam ci commencement bi mais après nañ koy xam politique bu ci duggee da lay yàqal lu bare. man amoon naa yaakaar ni maanaam nun mool yi lu ñu doon xeex bu fekkoonte ni politique dugg ci woon daan ko gagné mais xam nga yi tamit ku nekk xam na état ni muy doxee. état bëggul moom muy def dara nga koy indil concurrence ci lu nga xamante ni d'accord gu ko mais daal. li nga wax nii daan ci tiré ay attention yu bare te yi tamit nun gis nañu ko te daan ci fexe def ay solutions yu bare ba loolu dootuñu dalaat parce que dañu war jàkkaarloog état bi nun ñi nga xamante ne nooy acteurs de pêche yi sans politique heure politique bu jotee kenn ku nekk dem fi nga ko sentir nga defee ko foofu ñi nga xamante ni defuñu ko sama carte moo nekk sama poche ma dugg oto jaar fale du ma dugg oto politique dem njaago vote
voté ñibbi si droit la ci man droit voté droit la ci man te heure bu nekk njaago laa kaa defe bu ma yàlla dee may incha allahu rabbi. voilà Oumar du ñuy ñëw ci beneen aspect parce que aspect boobu je pense que ne léegi am na stabilité ndaxte boobaak léegi déggatuñu leen ci ça veut dire que kon comme déggatuñu leen ci ngeen wax ci ça veut dire que donc saafarawu na muy problème mu mbaalum caas bare na lu mu yàqoon ci biir géej gi ba ngeen jóg fii def fii ay yëngatu ba am ci xëy na lu bare loo xam ni changé wu woon na ba mu amoon vraiment pas bu mag boo xam ne defoon ngeen ko ci alors fan ngeen ci toll j'espère que comme déggatul leen ci mën nañu wax ni tey jii que ni kon li ngeen doon xeex am ngeen ci ndam te jeex na waaw li am nañ ci tuuti jeexul am na tuuti luñ ci am nag ba léegi jeexul te non kenn déggatu leen ci fenn non ñoo ngi see wax ba léegi est-ce que ñoo ngi koy napp ba léegi waaw ba léegi ñoo ngi koy nappee ba léegi ñoo ngi koy nappee mbaalu caas toujours nun lu ñuy def moom mooy nekk suñu titre mbaalu caas lu ñuy def moom mooy nekk suñu titre parce que mbaalu caas ay affaire am encore dafa metti loolu amul luñ si dajul mais dafa am lu nga xamante ni dafa des ci état bi moo ko yore nun yorewuñu ko xam nga mbaalu caas dañu autoriser importation dañ ko autoriser ba pare dañuy interdit ku ko nappe mais bu fekkente ni dañu autoriser importation bi te commerçant yi ñoo ngi koy indi il faut mu am ñu koy jaay ñu koy jënd ñi koy jënd il faut ñu utiliser ko ba léegi ñoo ngi koy utiliser di ko yóbbu si géej gi du ma wax ni kenn man maa ngi koy gis ba léegi. waaw mais yéen su fekkente da ngeen bëgg da ngeen di xeex mbaalum caas mais yéen seen xeex boobu dafa mel na peine perdue la parce que lu tax mu nekk peine perdue mooy yéen si seen wàllu bopp yéen ñi nga xam ne yéenay tax di revendiquer ay mbaalum caas yéen xam ngeen mbaalum caas yi fu mu nekk yéen xam ngeen ni problème bi du ñuy dem ñi tey jii di ko yóbbu parce que ñi koy yóbbu ñi tey jii presque mën nañu wax ni 45 ba 50% ñi ko doon def xëy na xawoon nañu ragal ba retiré wu defatuñ ko woon mais ñi nga xam ne ñoo koy importe di indi boutique yi koy jaay ñoo ngi fii ci biir réew mi te xam ngeen fu mu nekk waaw mais lu lan mooy seen pexe yéen ci loolu waaw luñ suñu pexe loolu ci loolu xam nga moo doon lan moo doon ministre de commerce rek wax ni maanaam lépp lu nga xamante ni mooy importation mbaalu caas dakkal nañ ko ñu amoon benn aval bu nga xamante ni soit que day jógee ci procureur mu ni place bu ngeen gis mbaalu caas nekk fa saisir leen ko rek ñu am saafara mais tey ji bu ma demee dal ci borom boutique bi rek bëgg a yàq alalam loi bi joxuma ko permettre ma ko. kon ça veut dire que ni kon da ngeen bëgg a wax ni kon maanaam nguur gi ak ministre du commerce ñoom ñoo lëngaloo ak ñooñu. waaw ministre du commerce moom moo war dindi importation bi naka arrêté nun bëgg na nu mu arrêté ka te nun dem nañu ministre de pêche bind ko ay lettre mu expliqué ñu lu leer mu ni moom ci pêche ci kotam moom dafa interdit monofilament mais affaire ñëw bi muy ñëw Mauritanie ak yooyu mu ni ministre de commerce moom moo ko amee. moom moo amee responsabilité moo amee responsabilité kon moom dégagé na responsabilité ci côté boobu. waaw côté boobu moom dégagé na te yi tamit lenn yi tamit kuy wax dëgg da nga koy wax maanaam parce que yi tamit dunda wàlla dee wàlla maanaam man garde côte yi danaa leen gis ñu dem jàpp mbaalu caas indi ko yóbbu ko mais xëy na ñun ñu bëggee ñoom ñu jàppe ka ak ñu bëgg ñu liggéeyee ka ñoom liggéeyuñu ko te sama yaakaar mënuñu ko liggéeyee ñun moom rek noo ko mën liggéeyee. alors ci maanaam perte matérielle bi nga xam da ngeen koy faral di am parce que géej gi du ñuy faral di gis ni accident yi dafay bare. des fois gaal yi yàqu problème am ci des fois nga gis koo xam ni da daan amee benn gaalam di ci cag-caglu dem biir géej maanaam bateau mbëkk ko wala gaalam toj ci biir ndox mi mu wàcc si ñëw finalement day mujj nekk koo xam ni amatul lu mu xëyee dem géej day wàcc ñëw di neeraan ci biir géej gi pour am lu mu dundalee njabootam yéen ci seen wàllu bopp au niveau de vos fédérations là mu nekk fédération yoo xam ni da ngeen waroon organiser wu peut-être que pour jàppale ñooñu loolu tamit jàppale bi gisuñu ko alors nan lay demee lan moo waral tax aussi tamit que assistance boobu ngeen xam ne war ngeen ko def ak ñi nga xam ne ñooy yàq seen matériel ci biir géej gi du ngeen leen assister ci wàllu. waaw kooku dëgg la parce que tamit li may njëkk a wax mooy que ni xam nga mool ñun dañu am suñu ay licence di ko dagg chaque année te amuñu assurance te man dama yaakaaroon ni suñu licence ñoo war nekk suñu assurance te amuñu assurance ku fi sa gaal yàqu nga dem def accident biir géej yaay perte. amu leen assurance ni. non
te ngeen di dagg carte grise. Wallaay. di dagg licence. di dagg ay carte waaw amuñu assurance. marieur. waaw te amuñu benn assurance dagg carte mariée chaque année nga dagg ko 36 000 wu ya tey tamit amuñu benn assurance ba pare mool amul encore benn assurance maladie amuñu ko kenn dimbaliwuñu ci côté boobu dara. kan moo leen war a dimbale. parce que yéen a war a dimbale mais avant l'état yéen a war a organiser wu dimbale seen. waaw ça c'est vrai. parce que yéen ñi nga xam ni toujours damay dellu si fédération yi parce que man seen fédération yooyu. ngeen tas ko def ko daayira moo gën. parce que amul benn njariñ. parce que fédération boo xam ne yéen mënu leen tënk dara su ngeen toogee ak ministre. mënu leen tënk dara mënu leen arranger dara si nga xam ne mooy problème mu mool yi mais kon c'est pas la peine kon dem leen bénévolement rek ngeen di liggéey su ngeen yàqulee ngeen jéem a defaral seen bopp toog jàpp seen jàpp loolu li nga wax nii dëgg la mais tamit xam nga fédération yi maanaam état moom moo defar fédération yi moom moo ñu du waxanteeg pour ci Mauritanie état daf ni moom maanaam ministère de pêche moom fédération yi laay waxanteel ci affaire pêche bi moom daf ni fédération yi lay waxanteel. waaw léegi suy waxanteeg fédération yooyu ngeen jël yéen fal leen di yéen leen fal. waaw fédération yi en tout cas. wala falul leen. fédération nationale. waaw def nañu vote. waaw bu ñu defee vote. waaw man gisuma ku fa dagg carte. peut-être am na ci côté xëy na côté naar yi sunu mbokku naar yeeg yooyu. mën na am ni dagg nañu ay carte pour vote gaal yu ndaw. waaw mais sinon bu dul loolu côté seen tournant laa gis ñu dagg ay carte voté. ak mais bu fekkente ni ci gaal yu ndaw yi la yi ma xam kon ni ngay waxee Omar ni ça veut dire dafa mel lu njuuñ njaaj daf ci am ci vote yi ci vote yi waaw non vote yi xam nga vote leer na man fekkee mu fu ñu doon voté sax man dama xëy suba rek ñun la fédération taxaw na ñu ni dañuy voté bi ñu commencé dagg carte yi bi ñu xëyee suba ñu ñëw ñu ni Cheikh moo nekk président fédération nationale ba laa wax ñu ni Cheikh moo nekk président parce que man awma fa xam-xam foofu encore bu fekkoonte ni bu libre la mën naa fi wax dara mais bu national aw ma fa xam doy na waar yéen daal sëñ bi mais sëñ Babacar comme li ma la bëgg a wax war ngeen xoolaat seen bopp bu baax ci yenn bu baax kooku dëgg la parce que vraiment organisation bi moom amul waaw li ma lay wax ci ni organisation xam nga noonu commencé woon nañ fi def benn organisation bu nga xamante ni vraiment su continuer woon dana am réussite bu rëy rëy mais li ñoo wax rek naa nun lépp nun suñu biir la lépp nun suñu biir la xam nga coopérative la mool doon nañ fi def ay organisation yi nga xamante ni vraiment yaakaaroon naa ni moom mooy defar tefes gi yu am solo parce que doon nañu def ay quête ay cotisation yu nga xamante ni maanaam bu sa moteur réeree ñu jox la 460 000 nga mottali si même pas 300 000 nga jënd maintenant léegi ça fait 4 ans léegi ça fait 4 ans doxul parce que lancé waat nañ ko fi mais tamit dafa mel na man xaw ma lan moo dugg suñu diggante ak nit ñi c'est-à-dire que yéen daal comme ni ma leen waxee woon sànq seen njëlbeen rek mooy yéen mool yi daal war nañ leen comme yéen a ngi dem géej te xam naa ne ndoxum xorom si moo leen jàpp seen yaram bi war na leen yóbbu dex ga nag ndax ñu leen xal leen ndax xorom si dañ parce que xorom si defe naa ne moo leen sonal voilà Oumar du ñuy ñëw nag ci maanaam deuxième phase u émission bi am na nu muy demee te xam nga bu baax yaa ngi koy topp xeltu defe naa ni da nga koy seetaan lu bare léegi dama bëggoon nga jël ñaari Kleenex yi ma la joxe jël Kleenex yi te voilà ñu ànd ak waa régie ànd ak ki nga xam ni moom mooy Fatimetou Bilal Mohamed Tra si sunu maanaam deuxième partie de l'émission muy ay témoignages yoo xam ni def nañ ko seeti ay mbokku l'invité ñu ko jóge ñu wax nu jëmale ko ci moom ñu dem si sunu premier élément del soit ci plateau bi. Babacar Ndam maa ngi lay nuyu te di la ziar te di la ñaanal jàmm yàlla defal jàmm waaw kii di Oumar Diallo nekk rakk si man nekk lépp si man di nit gu baax gu dal ku am yar ma naw ko nag mu nekk un référence bon ma am mbégte si moom loolu sax am fierté si moom bu baax a baax ci ay jukkoom surtout nag ni mu teewoon waajuram bu jigéen maanaam mu amee ko mu feebar mu amee ko moom ak ay jigéenam macha allah lépp lu ci war maanaam mu ngi ci guddeeg bëccëg bu fekkonte ni xaalis moo di tax waajuram bu jigéen bi génn àddina kon du génn àddina parce que lu mu jalal Oumar
ak fu mu mati nekk comme dana ko wut mais nag alhamdulilah rabbil alamin jaama pexem yàlla ak dogalam yàlla moo ñu moom si moom la ñu jóge si mbalu itam waaye nag gàcce ngala man foofu laa gën a nawee parce que tamit nga amee sa wajur amee ko ba yàlla ba mu wàcc liggéey sa lox nga amee ko jébal ko boromam ñaanal ko loolu yombatul te loolu moo def nag moom ak jigéenam maanaam muy tamit koo xam ni dafa am solo ci société bi ci ay démarche am ak ay waxam ak ci léppam bon man nag kenn laa si moom parce que tamit bi ñu nekkee ay mbokk ba pare mu nekk un frère à moi yàlla dafa ma boole woon ak benn grand frère am bu ñuy wax jëm si yàlla Samba Diallo maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xare aljanna mu nekkoon sama xarit nekkoon sama gën a wàll bi mu génnee àddina yi tamit lépp rafet Omar tamit bi mu ñëwee tamit macha allah alhamdulilah rabbil alamin bon ma koy ñaanal wér surtout te tamit keroog ndeysaan bi yaayam génne àdduna waxtaan nañu si waxtaan bu am solo ma ni ko sa yaay génne àddina mais nag na nga xam ni des nga fi ay yeneen yaay muy say jigéen yi ma ni que ma lay dénk nga toppatoo say jigéen yi parce que jigéen dafa néew doole te tamit bëgg na comme ku koy secours te tamit moom it maanaam mu ngi si tax mais dama nekk nag surtout nag say jigéen ñi bu leen bàyyi lépp loo xam ni daan nga defal si yaay rek ndax na nga mel na ñoom maanaam si yaay mu ngi fi parce que tamit ñoom ñooy si yaay actuellement. waaw yéen tamit Babacar maa ngi lay ñaanal di kontaan si yow gis sa taxawaay ci askan wi waaw di ci sa taxawaay si askan wi yaa ngi góorgóorlu pour l'unité nationale mauritanien yëpp nekk benn amul xaj ak seen may lay ñaanal yan sa liggéey bi gën a avancé ba nga am si TV bu tudd Waalo la Waalo TV boo xam ne da ngay tudd la Waalo man loolu laa bëgg yéen la yàlla defee loolu te yàlla mën na ko incha allah. voilà Cheikh Oumar kii sama mag la si 30 secondes lan ngay yëkkati jëmale ko ci moom. waa di ko gërëm rek bu am commencement mi amul fu mu yem parce que tamit dafa mel na sax xam nga yàlla li moo dogal moom rek moo kaa dogal xalaatuma ni woon sax ni jaar ngeen ci moom te émission bi muy commencé tudd naa turam bon lépp li mu wax ci man rek ci moom la nekk parce que ni ma ko waxee woon commencement topp naa ko juróomi at di xool moom mooy kan mais xam naa ni man xam naa moom mooy kan. très bien xam nga moom mooy kan ñu dem ci sunu deuxième élément am na feneen foo xam ne dem nañ fa am na lu mu représenté ci yow gannaaw li nga xam ne wax na ko jëmale ko ci sa waajur bu jigéen ci li nga def ci moom te ñëpp témoignel la ko mais kii am na fu mu la féete te defe naa ni place waajur la ñu dem seeti ko del sotti plateau bi. Omar nag macha allah fa tubaarkàlla rakk ju baax la bu neex a yore tubaarkàlla tax man maay seen mag te ba ma xuma dóoruma rëkkuma tubaarkàlla macha allah te lu mu am itam dana ko bokk ak man dana ko bokk ak ay jullit yëpp moom sax noonu na ko yàlla bindi dafa bëgg ay affaire sociale yooyu fa tubaarkàlla te bëgg na waajuram bëggoon na ko lool bëgg na ay jigéenam bëgg na ay magam yi góor yi ak ñëpp ak rakkam yi di ko ñaanal rek yàlla jàmm salaam bëgg na njabootam bëgg na ñëpp xol bi noonu la woyofe xol bi noonu la woyofe nag gaaw na jooy ndax bu waxee tuuti rek nga gis bët yi daal di xaw a xonq wallaay dëgg la bu wér ndax man ak moom ñoo àndoon bi mu daanoo feebar ma ko yóbbu woo ko te seen ñun ñu ànd bàyyiwu benn yoon man maa daan nekk foofu di fanaan sama rakk yi di yenn waaye moom heure bu nekk ma nga fi heure bu nekk moo si gën a sonn ndax moom heure bu nekk ñoo ngi koy woo heure bu nekk mi ngi jaabante taxaw na ko si boor bu nekk ba yàlla def li si gën dama kaa ñaanal yàlla rek wér ak gudd fan nga ñaanal yàlla mu yokk ba yëkk li mu bëgg sa xolam yëpp moo ko xam ak njabootam yàlla naka yàlla defal boole ko moo ko ay rakkam yëpp ak mboolemu jullit macha allah ku baax la te ku jàng alxuraan la te ku bëgg a jàng la ku bëgg a xam-xam la yàlla naka yàlla yokk si diine bi mu bëgg yàlla naka si yàlla yokk ba mu yëkk. Oumar balaa ñuy ñëw sax ci sa mag Rokhaya
si Maymuna du ñuy dem ci sunu dernier élément ñu dem Sogam di nag ñëw kii nag mooy sa bras droit ñu dem seeti kat dellu soit ci plateau bi. nit ku baax la wax dëgg yàlla nit ku jullite la nit ku jaambure la nit ku am jàmm la nit ku am sutura la wax dëgg yàlla buggul dara lu nga xamante ni dana jóge si moom di naqadi nit ñi am na diine am na lislaam te am na yërmande macha allah daal li ñu mën wax si moom daal wax dëgg yàlla bari na trop. dëgg yàlla man ma ndax moom daal li ma neex si moom dafa bari wax dëgg yàlla ndax daal jullite na wax dëgg yàlla góor gu am jàmm la góor gu yërëm njabootam la wax dëgg yàlla yërëm na njabootam côté bu nekk la ñuy taxaw macha allah manqué wuñu dara wutuwuñu dara si mbedd mi lépp lu mu am rek bokk na ak ñun lépp lu mu am rek wax dëgg yàlla bokk na ak ñun wax dëgg yàlla dañu taxaw ba taxaw fu nga xamante ne sax li si ëpp góor du fa taxaw jabaram waaye moom dana àgg ak ñun foofu wax dëgg yàlla ndax boo feebaroon tey ji moom moo lay jël boppam yóbbu la li mu ñu defal daal wax dëgg yàlla mënuñu ko wax lépp macha allah dañuy ñaan daal yal na yàlla yokk fanam te may ko wér gi gën jafe te may ko fan wu gudd gu ànd ak wér mu dund ba fekk ay njëriñu njabootam ba lépp li muy def si lu baax lu nekk yal na ko yàlla fay. wax dëgg yàlla nit ku nekk parfois nga xaw sa jikko xaw ñëw tuuti waaye moom post booy wax dëgg yàlla du ko tax soppeeku dëgg yàlla nit ku dal daal nit ku am jàmmal wax dëgg yàlla li ko naqadeeg li ko neex moom barewul sax li mu koy wane ba nit ñi di ko xam. sant yàlla alhamdulilah waajuram ñoo ngi koy ñaanal fa mu dem yàlla na ko gënal fi mu jóge wax dëgg yàlla nit ku baax la woon te moom tamit ñoom ñaar wax dëgg yàlla ñu meloon moom ñëpp xam nañ ko seen diggante ñoom ñaar macha allah waaye incha allah lépp lu ñu doon def rek ñun dañ koy jéem yokk ndax moom lépp lu muy dëgg rek daf siy waxtaan ak man wax dëgg yàlla amul lu nga xamante ne dana si dugg di ko réeroog man lu muy dugg rek incha allah daf siy waxtaan ak man ba ma toog ñu waxtaan si ba mu trouver solution. miche mooy plat préféré ndax moom wax dëgg yàlla nag dafa bari taamu si ñam moom bariwul yum siy laam. waaw incha allah heure bu ko yàlla dogalee rek bu jotee rek incha allah dina yomb incha allah bu ko yàlla dogalee rek incha allah dina ko def. sëñ Omar dégg nga li soxna si wax avant soxna si sa mag bu jigéen la ci 30 secondes rek parce que émission bi jeex way parce que xam nga man du ma nuyu nit di fóon loxoom sama yaay su ma koy nuyu damay fóon loxoom à part ça keneen amu ko may mën a moo ko am parce que léegi moom moo fi ma comme yaay dem na moom moo fi nekk jël place yaay maanaam li ma mën def ci moom ci wax ka maanaam barewul parce que xam nga la moo tax man sama yaay manuma wax ci moom lu bare parce que bi mu tëddee feebar sax maanaam su ma ba génnee hôpital bi yaakaar dama ñibbi ci biir oto bi lay tëdd parce que man dama bëggoon sama yaay mais tamit may mun a moom ku spécial la ci man ci li ma lay wax lu yàgg la avant bi may noor njaago moom su ñëwee damay yaakaar ni moom mooy sama yaay bon moom tey ba ñu taxawee man ak moom du tey yàgg na loolu yàlla na ko yàlla may gudde fan ak wér te mu mën ñu yore. très bien soxna si nee na parce que émission bi jeex na soxna si nee na ko bëgg michu nga mais Oumar ku bañ michu. kenn. voilà Oumar. léegi nag émission bi jeex na tàkk. dafa am lu ñuy wax question quiz. waaw 30 secondes la. 30 secondes nga wax nu kan moo làqu ci gannaaw. waaw d'accord 30 secondes nga wax nu kan moo làqu ci gannaaw. Fatou Mintou Bilal nga jox nu sunu dernier élément muy question quiz 30 secondes sunu invité wax nu kan moo làqu ci gannaaw ñu dem dellu si waat. C'est ta mère. Oui. Que tu aimes bien. Wallaahi. voilà moom. voilà sama yaay. ajjuma bu nekk. ajjuma bu nekk. aw ma jot wax dëgg yàlla mais lu mu néew. danaa jàng juróom-benn xisib pour moom. macha allah lu mu néew. macha allah danaa jàng juróom-benn xisib yàlla na ko jot. amiin Omar ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi lay gërëm yow di la sant. di la ñaanal bu baax a baax. amiin yàlla nañu yàlla fi nga teg sa tànk foofu la bul ko wàcc. incha allah yàlla gunge la jàppale la. fi la sa waajur yi daan féete yàlla na la fa
ëllëg sa njaboot féete. amiin. ñu lay gërëm di la sant bu baax a baax kon voilà donc l'émission a pris fin comme ni ñu koy waxee jeex na tàkk di gërëm di sant bu baax waa régie comme ni ñu koy defee saa su nekk Ingeste Abdallahi Addahi nekkoon fa. Commutation Fatoumata Bilal di gërëm di sant bu baax a baax ki nga xam ni moom mooy Ahmed Val Sidi Ariba nekk fële ci wàllu script Sidi Mouhamed Moustapha Mouhamed nekk ak ñun ci wàllu son réalisation le grand Mouhamed Tra sunu coordinateur l'infatigable Ahmed Tahman ànd ak woon àndatoon ak ñun ñuy gërëm di sant bu baax a baax a baax soxna Léna Dieye ci portrait bu am solo bi nga xam ne defal noonu ko comme d'habitude di leen jox daje incha allah. Samedi prochain ci beneen émission waaye di def maanaam mention spéciale ak ki nga xam ni moom mooy Ahmed Tall mi nga xam ne moo nekkoon ak ñun ci wàllu cadrage ba samedi prochain incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu